man sama rôle lenn kese la muy maanaam affaire théâtre yi si laay dox waaw. maintenant si mais yooyu laay dox. ban coïncidence la am ban coïncidence entre yéen ngeen nekk club des jeunes filles ngeen ànd ak ay góor lu waral loolu parce que su ma déggee club des jeunes filles déglu leen club de mix ou bien club des jeunes garçons et filles dégg nga ne club des jeunes filles pourquoi ngeen ànd yéen ak xale yu góor yi parce que si je comprends bien vous êtes dans le même groupe ou bien waaw léegi lu tax nga ne club des jeunes filles en même temps mu am ay góor ci biir expliquez moi wala ngeen expliquer ñi nga xam ne ñuy seetaan ñu mën a comprendre daal. boo gisee ñi ànd ak xale góor yi dañ leen former pour nekk père éducateur. ok dañ leen formé ngir ñu nekk ay père éducateur. waaw comme que nuñ ko waxee rek dañ leen former quelque xale yu góor rek waaye du genre xale yu góor yu bëri quelque rek pour ni ñu leen former ñu tamit ñëw jàppale ñu si ñu encadré ñu. mais Sali balaa maa dugg ci vif du sujet bi balaa ñu waxtaan ci puberté lan mooy njëriñu club des jeunes filles yéen étant des jeunes filles leaders lan mooy seen taxawaay par rapport ak seen koñ. suñu taxawaay par rapport suñu koñ mooy dañuy basé wu si ay yëfu grossesse précoce. ak kii noo tudd sax mooy kii. sensibilisation sur les jeunes filles. leaders. ak teel a ëmb nag. ak kii. loolu mooy seen xeex daal. waaw ok Silla jëlal micro bi yéen étant des pères éducateurs ou bien jeunes filles jeunes leaders autant pour moi lan mooy seen taxawaay ci seen quartier d'abord balaa ñu dugg ci vif du sujet dama bëgg ngeen wax gars yi ñu leen seetaan lan mooy seen njëriñ ci seen quartier yéen fi ngeen nekk. d'abord sensibiliser. Sensibiliser les jeunes. Sur les mariages précoces et les grossesses précoces. ok sëñ bi. de kay suñu njëriñ bi si club bi mooy njëkk aar suñu bopp d'abord. ndax ñoom seen xeex bi daa mel ni ñun ñëpp la boole. ñoom dañuy xeex pour aar seen bopp. maanaam bañ a rusloo seen waajur yi. aar population bi. ñun tamit dañu xool ni loolu xeex la bi nga xamante ne mënuñu leen bàyyi ñoom kese di ko xeex. moo tax nga ñëw jàpp ci combat bi quoi. waaw jàpp ci combat bi daal mu doon. mboole ba kay daal mooy nit waaw mooy doole daal. moo tax ñu bokk ci club bi mun leen jàppale. ok ndax seen xeex bi ñu gañe ko daal. yaakaar naa ni mbokk yi ñuy seetaan à travers Sédhiou 24 yaakaar naa dégg nga li jeunes filles leaders yi wax ak li publicateurs yi ou bien notamment appelé aussi des jeunes leaders donc wax nañ léegi-léegi seen njëriñ mais maintenant on va entrer dans le vif du sujet li nga xam ne tey moo ñu dajaloo fii mais on va débattre sur li nga xam ne benn question bu problématique je dirais donc nekk ci li nga xam ne mooy la puberté la fois passée waxtaan ci li nga xam ne mooy sexualité précoce te ñu indi beneen thème bi nga xam ne mooy puberté à ma gauche Sané Mariama mu wax ñu d'abord lan mooy puberté ci français ou bien wolof yamandeng. Puberté, c'est la phase de l'adolescence durant laquelle garçons et filles deviennent sexuellement adultes. Reprenez s'il vous plaît, tout lentement, gars yi dégg la. Puberté. Puberté, c'est la phase de l'adolescence durant laquelle garçons et filles deviennent sexuellement adultes. Devient sexuellement adulte. Ok. Am nga lu ci yokk. La puberté, c'est la période où filles et garçons deviennent sexuellement adultes. Ok. La puberté, c'est la période laquelle garçon comme fille devient sexuellement grandi. Ok. Vous, par rapport à la sexualité ou bien par rapport à la puberté dont nous allons débattre ce soir, quelles sont, ou bien, oui, les manifestations des signes, c'est, vous allez citer d'abord, c'est les jeunes filles, après les filles vont citer celles des garçons. Waaw lan mooy signes yoo xam ne day teel a feeñ ci li nga xam ne bu ñu nekkee ci âge puberté lan mooy wane ni kii mi ngi ci âge puberté ci xale bu jigéen bi. Chez les jeunes filles, il y a d'abord l'apparition des premières règles. L'apparition des premières règles. Oui. On a le développement des hanches. Le développement des hanches. Et quoi encore? Et la poitrine bombée. Et la poitrine bombée, exactement. 3, vous, sëñ bi yow loolu ci mën a tegal ci signes yi. L'apparition des poils au niveau du bas-ventre du bas-ventre, des aisselles, ok. Développement des seins. L'apparition des acnés. Des acnés, ok. yow sëñ bi ki nga xam ne xale bu jigéen bi nga xam ne mi ngi teel a mi ngi ci at puberté wala ci yoonu puberté
mu nekk ci tranche d'âge bi nga xam ne ci puberté la nekk naka la ñuy def ba xam xale bu jigéen boobu noonu signes yi yan signes mooy njëkk a feeñ yan ban gan lañ mooy wane ni dëgg-dëgg xale bu jigéen bi mi ngi toll ci âge puberté am. âge puberté am. maanaam des fois da nga koy xool si jëmm si ak si hanche yeeg yooyu noonu boo koy xool moom jëmmam sax boo ko xoolee presque comportement boo ko xoolee day changé si moom. comportement waaw boo xoolee comportement am war nga koo xam. war nga ko xam. bu dee ku koy yàgg gis. comportement am nan lay mel. non wala ñu dem ba ci kanam ñu wàcc ci comportement yi. waaw non c'est que xam nga ñi wax nañ ko ba pare. buñ ko waxee rek nañ ànd déggoo rek. mais dañu ñëwaat ci comportement mi foog ñu wax tey amul tabou. Vous êtes, n'est-ce pas, des relais, vous êtes des jeunes filles leaders. Donc, il n'y a pas de tabou. Donc, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Nous avons dit que nous avons hein? C'est pas question de bon, mais il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Donc, il n'y a pas de tabou, n'est-ce pas? C'est bon? Hein? Ok, légui, joxal ben xalé bu jigen kan moy? Ok. Par rapport aux signes chez les garçons, quels sont les signes qui apparaissent chez les garçons? Chez les garçons, on a la croissance du pénis et du clitoris et du testicule. Et du testicule, ok. Poitrine bondée. La musculature se renforce. Oui. Chez les garçons, man luma ci bëgg tek moy le corps s'affirme. L'apparition de la pomme d'Adam. Pomme d'Adam mooy non fa nga wax ni lan mooy pomme d'Adam parce que mënoon jox ay termes yoo xam ne ñu ngi lay seetaan am na ñu lay xam ne ñu ngi lay seetaan donc ils veulent comprendre maintenant mënoon ñu wax pomme d'Adam après nga jàll te expliquer ko lan mooy pomme d'Adam. Pomme d'Adam mooy affaire yu góor yu nekk fii. mooy par exemple lu nekk sa fii. ok lii. ok merci pomme d'Adam. ok pomme d'Adam. Jéeme. man moom lu ma si yokk mooy. apparition des rêves nocturnes. rêve nocturne mooy lan. man fii dama bàyyi mu sedd de doo leen wax ci ay nii rek romb doon noonu am ñu leen seetaan il faut comprendre rêve nocturne mooy peut-être bon ñoom xam nañu wala yéen seen biir xam ngeen li rêve nocturne n'est-ce pas mais foog nga expliquer lan mooy rêve nocturne lan mooy rêve nocturne voilà yéen amul tabul de ah soo complexé joxal kenn mu jox ma réponse bi dafa complexé ok rêve nocturne mooy par exemple xale bu góor bi nekk di nelaw mu nekk diggante dafa nekk def rapport sexuel ak xale bu jigéen ñi. ok rêve nocturne mooy matinal mu yeewu rek gis tubéyam bi tooy. ok loolu mooy rêve nocturne ok maintenant man daam lu ma bëggoon dégg te dégguma ko daal ma bëggoon dégg pour ñu dugg ci débat mais déggaguma ko te ci góor gi ak ci ku góor gi ak ci jigéen bi yëpp y a ce qu'on appelle donc ci laa bëgg mu jógee nag franchement parlant benn comportement changement de comportement comme que jàll noo pare maintenant dañuy taxaw changement de comportement yi souvent dañuy faral di naan soo tollee ci âge puberté y a ce qu'on appelle yéen a ko wax léegi-léegi le corps s'affirme yéen a ko wax maintenant quand le corps s'affirme y a des comportements yi nga xam ne xale bu jigéen bi wala xale bu góor bi da koy commencer di ko observer mooy da ngay gis ñu check down ñii bu ñu waxee ñu yuux seen papa wala ñu yuux seen yaay ak yeneen comportement yoo xam ne bëri na maintenant ci comportement yooyu noonu souvent xale bi da dem ba ci biir mun na ko indil ay gàllankoor maintenant ci gàllankoor yooyu noonu ñu def fa de tuuti pause ñu wax ñu ci yan gàllankoor la mën a dal parce que âge puberté dëgg-dëgg am na ay gàllankoor n'est-ce pas xale bu jigéen bi nga xam ne wala xale bu góor bi nga xam ne dem na ba toll ci âge puberté donc am na yoo xam ne foog mu am ay base yu nga xam ne donc souvent ñoo koy mën a permettre pour mën a assumer li nga xam ne mooy phase puberté boobu noonu mais tant que il n'a pas ses connaissances amul connaissance yooyu noonu day indi gàllankoor ci moom n'est-ce pas nous sommes d'accord sur ça. Maintenant par rapport ak ça yan matuwaay la war a am pour xale bu jigéen wala xale bu góor mën a romb état boobu noonu facilement parce que damay dégg ngeen koy wax de yéen a koy wax après on va revenir sur votre activité que vous avez fait aujourd'hui ci laa ko dégg nga ne xale bu jigéen wala xale bu góor bu tollee ci âge boobu noonu ci lay mën a defaru ci lay mën a yéen a ko wax n'est-ce pas mais naka lay mën a defaru naka lay mën a yàqoo. xale bu jigéen bu bëggee defar day respecter ABCD. CD. Vous êtes vraiment technique ay ABCD expliquez-moi ABCD mooy lan. A. Abstinence. B. Bonne fidélité. C. Condom. Et D. Dépistage. Dépistage A comme abstinence, B comme la bonne fidélité, C comme D et donc ñetti méthodes yooyu la xale bu góor wala xale bu jigéen mën a respecté ngir mën a mucc ci loolu donc maintenant da ngeen wax ci li nga xam ne mooy abstinence yéen a ko wax de
abstinence mooy. jàpp sa bopp. téye sa bopp toog benn place. s'abstenir. mais est-ce que léegi xale góor yi ak xale jigéen yi est-ce que mun nañ téye seen bopp parce que je l'avais dit la fois passée n'est-ce pas que les filles ou bien la jeunesse d'aujourd'hui est sexuellement active loolu mooy réalité bi dañ nekk ci télé mais foog ñu wax luy dëgg xale góor yi ak xale jigéen yi te ñëpp xam nañu sur le plan sexuel ñëpp xam nañu amatul ku la doon wax ni xale bu 12 ans xam na góor wala xale bu jigéen boo xam ne elle n'a que 13 ans commencé na découvrir li nga xam ne mooy son sexe opposé ñu jël benn intervenant ki nga xam ne jot na salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi tur bi ak fay woote. maa ngi woote France. kooku suñu grand la. daa si grand daa sant yàlla yow sa booy yu teg te da nga am sa booy tey sa plateau. non maa ngi seetaan émission bi mais vraiment je suis tellement content ravi de vous là. ok merci beaucoup. à votre émission vraiment. ok le plaisir est partagé. merci le plaisir est partagé. parce que sa émission bële moom seetaan naa ko woon. dama kontaan ci torop. merci. initiative bi d'abord laa gën a kontaan ci waa. après ma gis ngeen regroupé xale yi. di wax ak ñoom ci sexualité. bon lu ma jot xam ci lu ngeen di def mooy parce que boo leen dugalee tabu rek mooy tax xale yi yeneen saa dañuy def erreur duñ ko tey. maa ngi gis ngeen nit bi mu génne ci bopp xale yi ñu xam. lan mooy lii mooy lii njëriñ bi dafa baax trop di leen gërëm di leen sant ci initiative bi. di jaajëfal tamit waa Sédhiou 24 tamit liggéey bu ñuy def nii. ok ñu ngi lay remercier liggéey bu rafet la. yow mi jiite booy yi tamit dañu lay ñaanal jàmm. boo amulee jàmm yàlla mu xëy sa kër mu lay sonal nag. amiin ak yéen ñëpp ci plateau yi xamee naa yeneen booy yi sama cousin bi Pape Sylla boobu xam naa ko bu baax a booy la. ak ñoom jiiku naaj. jiiku naaj yaa gis naa ko Saliou Naaw. maa ngi leen di nuyu ak passage bi ñëpp ah. dina baax nag. maa ngi leen di seetaan tamit waaw. waaw kontaan naa ci wàllam suuf vraiment. ok merci beaucoup Étoile. ñu ngi lay remercier bu baax a baax kontaan ci yéen bu baax a baax. non fii la ëppee. yaa dëgg. ok am problème merci beaucoup. ok ñoo far ok merci beaucoup Étoile Seydi kii suñu benn grand la nekk ba Italie donc yaakaar naa xam ngeen ko. suñu jëkkër marraine bi la. waaw suñu jëkkër marraine ko waaw moom la donc moom moo nekk suñu jëkkër seen jëkkër marraine je dirais man c'est ma grande sœur. n'est-ce pas donc di ko remercier bu baax a baax moom mi woote depuis Italie donc di seetaan mën ngeen suivre suñu émission nee naa leen ci notre page Facebook donc mën ngeen dugg woote def seen intervention ñu waxtaan sottante xalaat donner aussi conseil à nos jeunes n'est-ce pas donc dañu continuer jusqu'à présent ne woon dañ tolloon ci li nga xam ne mooy changement de comportement lañ tolloon léegi nekk ci benn abcès bi nga xam ne yéen phase bi soo tollee nit ki mën na defaru comme nit ki mën na yàqu n'est-ce pas ngeen wax ci méthode yi nga xam ne mooy A B C D ngeen wax ci li nga xam ne mooy A comme abstinence nee naa leen fu ñu toll nii actuellement réew bu fu mu toll xale bu 12 ans ngay gis mu découvrir li nga xam ne mooy sexe bi sexe opposé mu nekk xale bu góor wala xale bu jigéen bi maintenant est-ce que yéen foog ngeen ni abstinence mu ñuy wax loolu mën na nekk wax dëgg mënul nekk lu tax ndaxte léegi moom xale yëpp xam rapport kon yow lan mooy seen liggéey bu nekkee dem ngeen ba xam ni loolu mënatul nekk loolu mooy seen liggéey xanaa aar ñu ci rek ay jàppale xale yi di leen yóbbu ci ay centre yi ngir sensibiliser leen tamit ok Sali daa am na nga bëgg a yokk waaw di sensibiliser xale yi nag pour ñu def foofu croix loolu mu bañ a am nag non ci abstinence bi dama ne est-ce que abstinence mën na am ba léegi est-ce que abstinence am na tey sa bopp bañ a def dara ba heure bi ñu joxe mariage waaw loolu mën na am mais est-ce que am na laa wax c'est ça ma question est-ce que am na c'est sûr ok yow sëñ bi joxal ma sëñ bi mu tontu ma ci loolu est-ce que xale góor yi ba léegi wala xale jigéen mën nañu téye seen bopp parce que téye seen bopp la ñu wax abstinence pour ñu téye seen bopp
ah période bii nii gëm naa mën nañ téye seen bopp. parce que wala na mu leen ma baab parce que yéen da ngeen liggéey ci structure yi nga xam ne ay structure sanitaire lañu ñu leen jox xaalis ngeen di liggéey ak yooyu moo tax ngeen di défendre ci kaw télé bi nga naan ay loolu mën na nekk wala mënul nekk wax leen ma dëgg bi rek ndax loolu am na wala amul ndax xale jigéen ñu ngi téye seen bopp. ak yenn xale yi jigéenam. ak yenn xale jigéen ok. voilà parce que am na ñoo xam ne dañoo déggoog seen parent ba pare jox leen respect. gis nga sa parent boo ko joxee respect mu doon parent bu baax bu jub. da lay teg si yoon yi te dañu naan góor. yaay mooy xaritam. jigéen papa mooy xaritam. mais est-ce que loolu mi nga am ba léegi suñu société bi mu ngi am. bëri na fi sax bëri na fi lool mais man daal lu ma si mën a xam ak ay jigéen am na ñu si mën a téye seen bopp. parce que mënoo ñëw tëb ne jigéen ñi ñoom ñëpp mën nañ téye seen bopp du la wóor. parce que bu ñëpp mënoon téye seen bopp baaru caaga yi di fi am naanu sàng fu ñuy naanee sàngara yu yëpp du fi am kon. te yooyu yëpp Macky Sall daf ñu see war a dimbali. on va revenir encore sur ça si solution yi ak yooyu noonu est-ce que d'accord nga ci li nga xam ne lii sëñ bi jot a wax léegi. sëñ bi lu mu jot a wax léegi nii. d'une part mun na am d'autre part mënul nekk. waaye tamit jigéen bi ñu xamante mënuñu pratiquer l'abstinence. am na fii ay méthodes protection yi nga xamante ne. nañu wax ci abstinence bi d'abord balaa ñu dugg ci leneen est-ce que mën na am d'abord. abstinence bala ma dugg ci ay BCD bala ma dugg ci loolu dañu wax ci A bi d'abord. abstinence wax dëgg yàlla mën na am. waaw mën nañu am nañ jigéen ni leader yi nga xamante ni. elles sont courageux. mën nañ téye seen bopp. ba ëllëg bu ñu leen may jëkkër. abstinence man de yaakaar naa ni mën na am. ba léegi am na yow mii di jigéen. est-ce que jusqu'à présent xale jigéen yi elle s'abstiennent est-ce que ñoom ñu ngi téye seen bopp jusqu'à présent. waaw ñu ngi téye seen bopp. lu tax lu waral loolu. parce que boo gisee loolu xale jigéen yi ñu bañ a def rapport. dañuy dimbali seen waajur yi. pour bañ a tomber enceinte looloo tax ñu bañ a def rapport. ñu bañ a def rapport. mais est-ce que xam nañu Pibera soo tollee. allo. waaw salaamaaleykum. allo. allo oui sëñ bi. maaleykum salaam ça va. ça va bien tur bi ak fay woote. maa ngi leen sant yàlla baax ñu ci kawam. bon maa ngi woote Dakar. Dakar ok. allo. waaw allo ñu ngi lay dégg sëñ bi ñu ngi lay dégg bu baax. Kali laa tudd. Cheikh Kali ok. waaw Sédhiou laa jàngee. école Fodeka Ba Doumbé école 3. après dem lycée Ibou Diallo. ok. waaw donc mais ça fait 2000 laa fa gëj quoi maa ngi leen di seetaan quoi di leen encourager. ok. waaw thème bi baax na trop surtout pour les jeunes. ak actuellement fu ñu toll nii quoi. waaw donc je vous encourage mais. man li ma gën a kontaan mooy. waaw comme ni mu ko bindee sax message ni ngeen que fan ngeen fop ngeen mënut a toll rek fexe leen Sédhiou yëkkati Sédhiou quoi. ok incha allah. waaw man j'ai vécu 16 ans à Sédhiou temps yooyu la moom mel woon nii. mais Sédhiou léegi développé na moom 20 ans après bi ñu fa jógee. donc on vous encourage quoi yéen médias yi. yéen a gën a mën a yëkkati Sédhiou. ok mais lan nga mën a wax par rapport ak thème bi. bon thème bi li ma ci mën a wax c'est un thème boo xam ne c'est utile surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. vous me comprenez. ok donc comme que de la manière dont vous traitez le thème bon y a pas de sujet tabou. donc ça permet jeunes yi xam ci lu bëri parce que xam nga bu njëkk ba amoon na écofemme dans les lycées et collèges. mais léegi ñi jàngale écofemme bëreetul. donc thème bi donc normalement thème bi tey ji koy déglu war nañ ci mën a jëlee war nañ ci mën a am apport bu bëree. vous comprenez. ok waaw donc fexe leen vous exploiter bien les thèmes bien exploiter le thème pour que jeunes yi mun ci njëriñoo quoi. comme que écofemme amatul quoi comme dans beaucoup de lycées CM. ok mais sëñ bi. oui. est-ce que vous êtes d'avis jusqu'à présent que les filles ñu ngi téye seen bopp ba léegi. l'abstinence. non moi xam nga waaw non à tout ce y a une expression bien vrai. ku nekk loolu lay ñaan googu nekk loolu lay ñaan pour sa doom pour tes sœurs. y en a peut-être que c'est pas nombreux mais y en a à tout ce y a une expression am na ñoo xam ne ba léegi moom même jusqu'au-delà d'un certain âge moo amuñu mais loolu yëpp moo c'est comme thème bi ngeen développé tey yéen a ci mun a normalement tey beaucoup de jeunes bu leen dégloo donc même s'ils avaient envie donc ils pourront reculer à partir du thème que vous évoquez ce soir. Donc c'est pourquoi ces émissions-là sont importantes quoi. Donc yéen a mun a
yéen a mun a yee jeunes yi ne comme quoi que surtout sax am na ku waxoon à 13 ans yow sax maa ngi déglu sax nga ne à 13 ans donc 13 ans c'est un âge très jeune. donc on aurait aimé même boo ko après am benn maturité bi. mais ba léegi moom yana mais dafa bëgg mais yana. Ok. Allez, merci beaucoup, monsieur Kali, qui nous appelle depuis Dakar. Wow, moi, je vais dire après. Ah, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Je vous encourage. Ok, merci beaucoup. Qui nga xamné monsieur Kali nous appelle depuis Dakar. Juste tay comme lu nga fa wax rek mën ngeen dugg ci émission bi def sen contribution mais ñu ngi laaj ngeen lak sossé. Est-ce que vous pouvez revenir en manding ñu delluwaat ci sossé un peu na man yaakam fo par rapport à mo boté mum fa de sañ donc mo danta daam walam est-ce que sañ sungutol ike famutale comme que alcool C comme A comme abstinence, B comme bonne fidélité, C comme condom et D comme dépistage. Maintenant ce sont les méthodes le propre mise en ko wol ni mo laké nta tankono mi yalla ko wala ñu puberté n'est-ce pas wala fo say A wolam famuto est-ce que sañ sungutol ye famutale sané comme i bota ka fanyam sen sungutol ni alon koy ibama ila parole bulo me kosi ibe famu tanolal katu sunguto bi ni aje ibama ni fama bata mu kono itite fondi la mu la yetinya ba pare yeni ila parole tora 2 2 1 7 8 4 waaw sa est-ce que wa assalamu alaykum wa alaykum salam ok señ bi tour bi ak fay wote man maa ngi wootee te maa ngi tudd Bounama. CBKS. Pël Noir naka la. ça va. naa si loo nekk maa ngi si jàmm. ça va alhamdulilah Chris Nico. borom design yaakaar naa yaa ngi seetaan sa gaay yi. maa ngi seetaan direct. ok loo mën a wax tey ci thème bi. wax ak sa boy yoo ñëw tey télé di baab gaay yi quoi. waaw. mais est-ce que d'accord nga ci li ñu wax ñoom. non man moom li ma mën a sànni si gars yi moom mooy que lan li ñuy jël seen kii bi nag yàlla na kon nen nag waaye nag nañu gën a sensibiliser xale jigéen yi. dañu gën a sensibiliser xale jigéen moom moo am importance. surtout gone yi surtout boo nekkee si kanam gone yi nag. waaw nee na xale yi moom nañu xool bu baax fu ñu teg seen tànk. incha allah. nañu bañ a xool xale góor yi xamante ne xaalis la ñuy jiital nax la benn yoon. ba pare ñu tegal la nattu bàyyi la. te muy dëgg nag xam nga rek lu ñu wax 5220 boo tàggee 5220 loolu moom kay. mais yow ñoo xam ne luy loolu. ñoom xam nañ ko après dañ si ñëwaat di nga ñëwaat 5920 yi. waaw 5220 xam ne gars yi xam ne seen ma xam ne li mu tekki. waaye yow Ndoura yow foo jëlee tur boobu foo jëlee loolu yow. non fu ma jëlee boobu man actrice laa xam naa bu baax. ok. waaw actrice laa xam naa bu baax. waaw mais nag na nga war a sensibiliser sa xale yi bu baax a baax sax. incha allah. nga sensibiliser bu baax ñoon tamit. ñu fay nañ ko jàpp ñu mémoriser ko seen bopp. incha allah. waaw moom nañ def message ñu pratique ko ñu dégg rek bàyyi ko nii mais nañ ko pratique mu am njëriñ. incha allah. waaw nañu pratique loolu mu am njëriñ. waaw nañu pratique ko nga dégg kàddu nga pratique ko mooy gën nga koy dégg di ko bàyyi nii. waaw te muy dégg te moom seetaan na seen thème bi lépp mais macha allah. waaw mais nag bonne continuation. ok merci beaucoup. bu leen mos a découragé. ok merci. Ok, merci beaucoup CBKS qui nous appelle de l'autre côté de Kabam. De remercier Barbar. Il paraît que vous êtes tellement suivis, les gars. Moi, je ne sais pas que hein? Ok. Ok, moi, dans le sens où je suis d'ami, juste que ça y dendul ici qui est femme modèle. Les nous allons ci no bo étape bolton de dou étape fula ñonto muyam monom date. B, oui, B. La bonne? Ça veut dire à la expliquer. Bonne fidélité wala yedan ke kilinto. Yedan ki kilinto. Sa tel ka fu mo le ko mo kana ke kilin soto wala mo kana janka kilin soto. Sa ka foko j'ai pas compris. N'est-ce pas? Fok ala fu mo le pour ay koy. Atel ko abstinence mo ya famuta. Say
alka mura alka fo ko rek ay kilin soto ay dan kilinto ça déjà vous avez dépassé nal ko mo ke ala fo mo ma nyanta kilin soto la n'est-ce pas hein sa mona tal ka fo ay kilin soto ka tu naman kilin soto asi sida soto noje okay abe sida soto no la jele mais fana nama nan kilinto ani nyindo sena rapport ke wala nay grossesse soto je atala ne jimale ani jimale rapport ke mu yakono ma donc vous encouragez les filles à avoir un seul copain oui hein vous les encouragez oui alke encourager pour ye janka kilin soto c'est encourager no ye janka kilin soto mais c'est famuta no fana ça nata ita fa me famuta ça c'est kilin soto no le c'est kilin soto no le ok j'ai compris le message bare fana famuto isa nya famuto isa fono modo ye famuta ka famuto iba folal isa fono do ye famuto sa bulo kenante mais ye famuta ya le be suno la dam ya le be mu fana kala nda sol soto no be mu fal ok Malik Matar autant pour moi bon bonne fidélité c'est être fidèle de tout rapport sexuel c'est ça que je veux dire ok c'est chez les filles vous taquinez les filles wax nañ ci l'abstinence jóge ci dem ci bonne fidélité l'abstinence maanaam mun nga téye sa bopp waaye tamit li ñuy wax ay affaire farantu mun nga nekk ak nit yi farantu waaye may maanaam mun nga téye sa bopp daal mais yaa ngi farantu parce que ñeneen ñi dañuy farantu pour dañuy uti ki nga xamante ne mun nañu partager seen farantu rek la kii am benn copain ak ñaari copain farantu rek la bu leen da ngeen wax loo xam ne luy dugg suñu nopp loo xam ne c'est facile vraiment à consommer mun nga nekk farantu la waaw yow nga am benn ma am ñett benn bi la rek waaw am na ñi nga xamante ne dañuy farantu pour nga xamante ne dañuy uti nga xamante ne dañ leen partager seen soucis seen problème ay salaamaaleykum allo allo suñu bu nekkee yaa ngi ñuy dégg allo waaw kooku dafa dal ni ba léegi doogul aja ñu delluwaat nee naa la ki am ñetti gel ak ki am benn gel ñoom ñaar yëpp dañuy doxaan la waaye bokkul soit lu expliquement si naka la bokkule nu mu bokkule ndax boo amee benn far wala boo amee benn gel loolu nag waxtaan bi day yomb foofu noonu parce que lu fa dal da nga xam ne lii déw la comme Sali lu mu ko jógee wax léegi boo amee far yu bëri wala gel yu bëri problème bu la fa dalee doo xam ne kii Samba la wala Paate la wala Mademba la da ngay jaxasoo yow mi si moom da ngay jaxasoo ñoom si boppam dañuy jaxasoo ñoom tamit dañuy mën nañ nekk fa di xuloo diw la déedéet du man déedéet diw la lu la mun na sa yow mii xale bu jigéen di nga si am ay tolof yu bëri mun nga si am ay sida ay IST ay VIH feebar yu bëri daal looloo tax ñu ne la bonne fidélité loolu laa am pour waxtaan Malick salaamaaleykum salaamaaleykum allo ke moyle jowalom to dimani ko kirlo ke mun tole ndalo Ibrahima Diaba ke kirlo ke mun tole ma commandero ke ka Italie ok yemola temo yaaje ñaar le bi temo ni adiata le quoi parce que mba suivi kane quoi temo bena quoi intéressant le amang ke sungu nol de mai karola ay ka manol fana male ya lo parce que ndiaje ko bi ni aje bi sungu nol bi ke fawol murano fana ay na hôpital fana male quoi ñaar wa ñaama parce que hôpital to bi yamina dundi sungu nol kunto ko ni plané ida kono sotola kono o plané du ni plané du di numbalo ko yata ni ko ni inin kam mano se ano min di ate ida kono mala wolo ya hani ndi kam celale so na karo kuna no hôpital na bi ay mala quoi problème o non quoi parce que dinno mi kam 26 15 ans 14 ans ya plané quoi ñanko dula fana jibe ba je quoi ok nin kam manual karolon ka oje kay ndadia ko sen legi ba je ba parce que non fage diam karola fanande parce que ile sugul tal fola après kamanol après yetamba ko wala quoi no
yande kamano la karo ka nya jon ko manda jam la je ba ke ba pate kamano ka to nya lon tel man fen so mi an ko ita nta hono kon sa kon protéger wala ko protéger kin de mal je wolo proté ko ti dal ana ma ko min dimi an ko jani ba ko man na proté ko dum pon ni na organisation to pour kana mari kon man dina jo bi man pa ko ba pate min dem me ka duwale ya nimba muso min futula a muso ni ke nde ke amo a muso ni mbala ke folo mais bi ne ta ko na société kono asko koliata de quoi ba abakere ne de ba asko koliata de quoi ala ni te mo ka yalo nda bala croiser le quoi nda ba nkal poursuivre le dal ton le miana ko ya dal quoi ok ok ni alma su dialo quoi amin nda ba ko mo rek yalo ne amin sensibiliser dal alma ala ko magnato amin akami yera yalma ale de pro ta kayro ko ta amin ala sun dun wala ala fa ka malu ba ke de yalo ne ko ni ba fo le ya fa ile ala mo yo ok abarka boy ok merci beaucoup abarka boy kebama juste fuñ tolon allo 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 oui assalamualaikum maaleykum salam to dima ni ka kirlo ke mundo nte tomu aliou fofana din ke kirlo le Japon oui kya wane konton alla émission ni mu ko yejo ye mo la émission yi yete mo je ñaarle bi alla temoni abetiata ba kan kajibe ba ka temoni betiata allo ha ke mo le temoni betiata iba jam fala telephone lo demandi wala machine lo demandi pour sa ñom moy no mbay la moy kan temoni betiata nka jibe le baka bukan sanga parce que mun alba dindu le kuro la vraiment kuro du amanda so kono dammal kuro ko folo so kono bare na boda so kono sate kono albe min na tentin albe ciosan wala parce que folo ndom wol ga balu tentin ne ese dindu je mo ala sate kono mo ta ala ko da mo sa ko be sate bet din la leke kulu pour ni la sama na fa kam donc alla ni émission ni wala mulunta yaji ni dindum ni bebe si ni jeni be mo dindum la ni responsabilité cliente ni buntu la responsabilité bebe la alfa le kan donc alcool ka fu ñoma ke ka candi vraiment ka hakilol di la mi alon ko ila nafala mu ila nafala babala vraiment c'est très important vraiment bala encourager dala vraiment bal féliciter dan bala encourager dala parce que bi abeda foka ñoma ko ñi beda min do foke ma ko ke kanandi inshallah buni tambita mo nendo ni bu ko lo ndino silo kan ba ñi beda min do bi mo si dresser no yelo silo kan ye hakil mayandi ye pour la na parce que bebe karana dado il une génération bi tout bi bu ñenta kay la préoccupation de bi karana mu anin mecho donc bi ni alke londe silo kan ke hakilo fandi ko si falma vraiment wo c'est très important bari ku kilim fana bi je mo la balu kuluro kono mu de ke woto bilim bak bu ko ka penke da wala bak wala jom ko nyami mu de wa tati jaxalle dimbe da min do bi ñu dimbe maro be fi yonte ñini e be da min do bi fam mo téléphone le tiñaro ko bakele de parce que ñu ñu be sirin ci la do jang mo mo ji sirin la do jang haajo to mo bu ñu ko no jang mi na satin la ñi ci téléphone so do haajo min nat woti o haajo to ñi le bulu bari ñilo téléphone o te bulu
non do mimma ile génération na téléphone to do buli la jambare ni ta téléphone le jambar bu e ko numéro ni sungu numéro on téléphone ko tare bulu téléphone wote ban nam fada nga jele inshallah ya bi ko ni bi jil beda ile génération mi da bi mo le solo tan la ni e kili nyan isi me dan kunne ko to ma la téléphone do me dan kunne ba ma la téléphone me dan kunne fa ma la téléphone do mais kewama Dam. Ouais, est-ce que moi mire fanan pas de responsabilité bo parents la wor parce que souvent e ka jël parents dol bije fang ko la fatandi parce que téléphone o sanne responsabilité barwa mu parents état parce que ika diw ka mire ka dindu ku nda do ndam e ka tinyali dol to nyaali ika tinyali parce que bi dindu be dami do ni bi mo men tambi 15 ans mo men tambi 15 ans kata fo 18 ans mi téléphone so ya di la be jumala killa abe jumala kila parce que na bari ma ngi le mo ba kila ni akila ba ma telephone abe dan kundal na ko ma ngi le ma bolle kila na ba ma ya telephone ta uda ko ma ngi le telephone ta kili be dan kundal donc ça abe jumala le kila o telephone abe jumala le kila voilà le problème OK il faut que hakilo do ba fe din du tenke mol ke din du nga nyandi ko do la ka tinyal ya ikaje folondo nte ka te mo jenden ko le bari nte wato min nan ntel benyi la tembo do wato min na ntel ke bota ntel malu ni mawo le man bota yolo non malu ko jeli yolo malu ban ntel ke bota yo ko wato ni lanyi generation bi ni tembo min do tel ni na sungul ko bota yo ko bari de tadal ni na sungul ko bota yo kelen ke feto kan ka tabulla kan ka kolki bari jamais au plus grand jamais to mo jere fa e ma sungul ndo ne ko hani atara min na bota yo fa ga cotiser ga tamba ma nyule ka manu di man kunsito momo ba ma ga man kunsito di karan ka funyo man sungul ndo ka groupe no kan la kile sungul ndo ka man e ka tu ntel ka tan ka no nyulu nan kana na nya don ko yan kana si jen ke tabulla kan ke de si ka karla muso mu karle di sungul ndo ke ka anin kan ba nu karla muso mu karle ba du kala mo diamo da malaka dan diamo da mala kono anin feto anin dumura banta bara hani atra no feto fansita imaro na nyadon ko tata sungudin don ba manyul kam pour ka fe ko dun karambe feto kala bar lafdale sungudin bule na ina ye ma be na fedilla e duka problem je mo buka balan fan alfa kilim buka balan parce que kan la gaf ko di manyul tara nyami be tele na wol nyam bar bi mota hanyira wo fankela bi mota hanyira wo kala ni o ka dro hanyira kurda ko le bunu ni o kambandi nya bu bulaje fang yi nyatli ndaje baka dro isi ni ko yandi vraiment foka albe nyi minata ndali wakil baka ali a continuer vraiment barten dulam bal gayla vraiment albe do ku kenda balle tan dalbe alka jamaanul dada alka jamaanul dada vraiment ali wakil vraiment bal encourager la dimbu fana mi do fire ka hakilo min ko nyen lato vraiment hakilo nyi mu hakili betma balet alma ale o hakilo dum di sonno mol kono inshallah famanyul amin ye famanyul jang yandi ba ma jang yandi vraiment yalla fana kan jang yandi inshallah vraiment pour que l'union monopoliser vraiment mbal bulala vraiment mbati kontona mbalten lambe encourager la kambandul sunguti do mbay be encourager la vraiment ya hakilo min ya avancer la nyin ka tar kono vraiment yo almawo kala sonno mol kono vraiment kaf ñol fana yela kumbul moy. Ok, merci beaucoup Kebama mu ka kirlo ke kabiri Japon ke tantu ke jay ka faale ko hanisan al se kirlo ke no ala numéro to mun ka affiché ala bar d'écran to pour ka faale rek al se dunno ñu émission to ale contribution ke mo le kacha parce que manen ko ka fo ñaaw hakke kliman ka hakkil ki bari bi namul naate bi na plateau to wala club des jeunes filles bu mbekabam donc sungutol mi yalla ko iba do ko lo fanna la que sensibilisation ke sur les fléaux vraiment qui mun ko sungutol batandi donc à ma droite aussi kamalul mi yalla ko ibo club auto ke sungutol dandang wate ke l'activité ke parce que wadol bi je bagage ko kuliale matériel ko kuliale bari fa est-ce que so ko munke donc nami ko sejunkol ke hakilo to je bakel mais juste ba toté le parti yo mi yalla ko comme que male a fele male be fele maintenant allo
Allô, oui. Kewama, konton dima ni ko kirlo ke mundo. Sumare, mende ke voice di fond. Sumare. Yemo la temo je ñaar le bi. Vraiment. Hein? Ale temo bi vraiment temo ni na fa to baken. Temo kuma ara. Voilà, temo mu yalon ko yente ke débat watu ce kono. Parce que comment la ñami alon man ko société mo les ko mo ta taboti ak société taboti wona mo mu ka ta ba na ata ko lo mi alon ko mo ta ta la parce que ça c'est partie de l'éducation. Voilà. Di numéro de comment on l'a ñami di numéro mi alon ka mo bien élémentaire auto ikaw ci kandi domanding ko ikadi numéro de la mi alon ko élémentaire auto c'est un C2 ou bien peut donner ni si te be ka challenge ko kudo ka mi alon ko na nga kambani ko wala donc pour ko affaire ni pour ka éradiquer pour ko ban pour ça nos sociétés indul la ni yo ko juno nti ama d'une part parents et responsabilité fana ndigal. OK. Si je prends l'exemple des télévisions. Ikaw ka fu domanding ikaw selandi comme c'est le message ni film avec moi ça le film au texte et ça fait moins de 10 ans ou bien moins de 12 ans mais quand le film où il y a ni numéro bas de mi a il a 6 ans ou 7 ans alors que le film on c'est bien il est là-bas moins de 5 moins de 6 donc est-ce que au début au moment film où il est là à ça dire que on moto que ça non que on d'accumuler beaucoup d'ola donc déjà ça fait apprendre à l'enfant comment faire pour que son côté n'ambi donc d'une part parole éducateur orienté vers la base le cours nous c'est pas tant nous au pour ma base encore comme bo a fonu de nami bo mo nekk ro la tan ko d'une part parents sama ñante ni dul ka ci ka ni ka baki pour expliquer parce que financement ñoo bina moy utiliser bien financement wol mu leer moy ni am ko ñu deuxième mental ta utiliser voilà c'est pas impossible c'est bien impossible. OK. Diam impossible c'est bien possible c'est à financer que nous faut une 18 ans. Allô parce que moi il y a que ni en commence à faire non pas financer. Allô donc attention allô oui ouais kebama ika mum fo ay nafa soro bakel wa ika mum fo nafa soro bakel parce que mo jama be la moyo kan donc mo lafta no demande ye kan ci kan di fam pour mo fana mu be la moyol sa la moyol la donc il se n'a pas soto je voilà un coup a finance woni meilleur moyen parce que c'est bien possible que dindi mu mi anu ko obtenir jusqu'à 19 ans jusqu'à 20 ans pourquoi pas jusqu'à 22 ans mon problème de la santé mon problème de la mais dès la cas il a dit à 12 ans mo de al mu mu on al mu mu yo comme ni ke ba ma bota ko ñaan fanan d'une part ko tableau fanan il a conséquence de c'est du numéro mi en ko amambo élémentaire do ko tableau 5 ngutu no ngake tol budget comme ko tableau 4 bulé il a parents ko man ko tableau de c'est pourquoi ko 4 les école 30 ça ko damu ko
ni trata école de commande le numéro ta commande le numéro ta au portable que la modification de man donc au partir on a man de fournir que de fournir de prise de conscience au quel autre parce que au pas un mal internet tam ko portable à moins que pour que parce que moi les portables utilisés sont comme portable on fait tam drone mais les jeunes là que zéro voilà on a remuru côté que sur une del campagne ñu mu dem publicité candidat ni tassé di ko ci ndu nan den tebu do fana yaate fi ya ta kon bu do ba bu jan finalement tout à comprendre yo ngu do son que des fana mu succès ci wa ni décider et le portable sonné et bien une heure de temps 2 heures de temps et bien mon portable ni campagne ende za item ni an ko te din na wato mu do ya ni wato nyanti da aboni yo préparer ni o bi de tulun donc ça il na wi la wato mu pour que la aboni ro pour ka da wato de la c'est trop tard parce que ku mun ni ki ni mo ko no dina mun ni ki ba ma donc comment ni mun na vraiment de remercie OK ale conscientisation comme on que mo ni an kaidan bi da man wat ni wa al ka te motivation ka discuter vraiment que mo sensibiliser parce que sensibiliser comme quand on a contact on a fondo mo comme no wa na ko mo no wa do wa to wa ni ta hakil bulan ni ko hakil bulan donc ko comme on boni mo la ko voilà do mo ku do long ni wato wa de ka ko ja ka ni passé donc et que c'est le coup d'eau fait def fonté wol mu mieux wat alors qu'en réalité on manque un mieux wat donc mieux qu'on c'est qui m'a permettre les changer donc on a c'est quoi dans le ça permet à comment permettre l'intervention pour une bonne voie ça me permet de un comportement changer vraiment OK merci beaucoup Kebama ketentu ke jayi ka faye ko vraiment numbara et la contribution ni ñata bakele donc jusqu'à présent mbok débat continuer la mo bantanu dami mo dantu da walam beti say ma tambila lettre toato walam seti maintenant manam ou bien mademoiselle Sané allô oui oui afejadi bi alhamdulillah to dima ane ko kirlo ke mundo Bakary Marena. Ah ouais. Et qui est le Bakiro je comme France. France, OK. Et moi le temo je ñaar libi. Ah ouais. Allah temo ana fa wara bakale o. So al ganyi min cetante ko kende balamo you know. Kadwale ñaato tala ni sima ba ni jar kendani harje firo. Amin. Salman ala channel be. Amin. Kenen di non min nefa namba jota ke encourager ke duwe ale ni be so kayro la. Amin. La témoigne ko to bakalo parce que babi jamano men kona diamo siata bakalo. Di non ni ma mosoro men be conseila aka kapuyal. Que tol fanan ka duwa ñini ka fonko ñini bulu nak ye hakilo tu ba kam babi jamano mento man ngol kam min foy ko kuno singona dabato mi yana fa yo lon ne o que tol ke ñax ba ka pour ye wakili hakilo to ibeduna minna ni be min kela famlo wato min ne be dinni wato lo time le nyanta lon na ibe singo lo daminta ni manyen min kela anin ke yamar fanan ila avenir dinnum na avenir yo lijante bake e kana si ka ko betara sirim banta ba ko tiyo la wala mbita dan sol le mbita ko ngol le ka fere fanan ke kata dinnun ka mechol kara kuita bake dinni wato min be dinni yalo time wala ni o time wala sa e la
sa mo lijante no bandi ta femente ta de sita futu wala ba pare ko be la ko lijante la ka ko le abaka ente be kacandi bala walle hakkilol to be min kela komin telephone ni ku jamal yol bulaje ni aje mba ko le fante sama lapta ni fenti ku jama bi ni be ni ala wato min ko ko tankondile fere parce que dinno jenni dinno e tarafa ay lapta dunna fi ala mun ka dum bi fi ala parce que haji so tanyanta min kela kadi non dum de fiala bar ni misal be be comme be mécanique on sama mo nyaata ni misal be sunku di non amuto mo nyaata dunne la babala aba ko di dile la wala be ko dunne to kon mi yalo muy lol okay wala na musuke mo be nyanta mécanique ken nyanta ko di jandela mi yalo sama eta fam be fam mako en wala la okay nyama mod babala sejo ba ko male wala sejo mo région de mi yala atal pauvreté si atal kambake munano dinnon jama bi je sitale bulo la ñokay mason na tala mécanique on manto afenna so fanam be ka dinno aka kol kapu yandle dala ka kol kapu yandle parce que ni mo nata 100 francs di la wala 250 akoy ko yene itam ko najam wala ñi ka don force lam ni côté bulu dol bi je ni man la ala la feake ke ya marwo ko bele yolbe bandi hatilo ko anin kamba non minne fane ala ni basiri ke dani ke encourage tamiti e wakili e mejo nije kana to sirin tenti rek bank tabako do siyolam anin sannin sama ce dambe do ko cela odor na mun do ko to wonte o wonten solution o te ka fam okay merci beaucoup ke dana pati ke mejo nije ke wakil ke gor rek okay Allah temo becata bace ka nimbara la barka bace no okay merci beaucoup Keba ma ko kirlo ke Kabiri France biwo émission bo diari parce que ganol ko dune wada be kirlo kel sank mo dan tanu dami wolom seti wona munam seti c'est wolom condom ça veut dire c'est ça veut dire say acha c'est wolon condom wolon que le préservatif ça pourquoi est-ce que par rapport à la puberté mu fo condom mo nafa jumal so daje parce que déjà alko moye famuta na ma famuta no ay dan kamban kiluto mais na ra famuta no la ma dan kamban kiluto c'est wolon condom préservatif anda fa mu na tije c'est mën na la arch ay waaw olof demal ci olof waaw mën na la arch lu melni biir télé biir wala si ak lu mel sida tamit sida day comme dépistage ak yoy non njëriñ bi l'importance du dépistage alay salam alaykum wa alaykum salam c'est Sédhiou 24 waaw Sédhiou 24 yaa ngi ci biir tur bi ak fay wote ok mon konton na bagu ok ne jow ala te mo nyada bagala mo nyada benya sinya nyada voilà merci beaucoup mbal ko na ba ke mo ba plateau de jembar ko na mustaf ke quoi mejo comme le demo jeune le quoi et puis voilà avantage mo be ko lu quoi moment ko fi ma dan ko aboro le terrain ko quoi moment mo tan voilà mais mo sa kada quoi momo sakada bagi kafuma hana e dango me ando ko dal akane je ala te jile da ma kane jo do quoi akane je do quoi paral kuna sakada bagi fon kai parce que éducation sur le base tout ko no mo de quoi éducation sur le base ko ko no de quoi éducation ko ke sur ko no moga éduquer school ko non wala na parents ko nda akata ba ke nak mo kala jibe ya bula jo nyama adama ni tamido la wa ko ni mulu ko mata ma bu kana ko mo no inde sembo so na tammi ba inde sembo so na tammi para mais pourquoi pas mon ka fa sa di mo mi ko mo lo mo non parce que ya bula jele quoi
follow la ansa be kiri ne ko ansa be kiri la man si ambe be kiri ne follow kulu nyam be kiri follow la ansa abe corrado ko la ko okay ansa mo su manda be corrado ko la ko do man jahan pa bi do man jahan ko ni woli alo di mal da mo mu ka boji mu ka boji mais il faut dire pour aller encore la vie se prépare dès que la jeunesse bien sûr faut dire bien au long da la vie se prépare dès la jeunesse ça ni les femmes ala ko mo wala les baba ko mo c'est évident que mal ko mo la c'est un problème d'autre évident que mal ko mo le banda ko il fama ko ma de me mamo ibama ko ma de me mamo je vais bien servir ça de mo la al mo ko ma de ma ça mais ya mo 15 heures de quoi parce que bon il est par 1000 qui va de wulu no wala da me kay mom voilà je pense que mo la ko mo le bien quoi et puis il faut que mo le avantage de pour que des c'est quoi et puis de le avantage de la quoi so je les solio non quoi parce que wulu da mo respect détail wula kini mon ngidwa quoi an di maje ci France ko ta wula du te souhaité quoi du ke meilleur de quoi wula di ko doit kan gol di ko doit et puis ya yi ta ko yo doit ke mom voilà du ngeen do accompagner su la quoi du ngeen de ko respond ko téléphone c'est pas grave parce que téléphone mo li a jowé parce que ya yi mo la jowé ni bi parce que une part bon ka utiliser jamais na quoi mais téléphone to wa ma bonde ouais da ka dunya ti ya no mun ka utiliser ya wala na a to ya da quoi wala ni ti mo da je wala quoi franchement parler OK wala ni ti ro a to ya da quoi mais de grâce la télé surtout particulièrement nous sommes des enfants de cycle de des mots de cycle quoi franchement parler et vous c'est du la de quoi on lutte pour la cycle on lutte pour la cycle encore une fois pour le bien ni Mario Mozart ni au Kala franchement parler ni Mario pour le bien yo mo tra ki ni akini au Kala quoi bilaay non seulement ben ni na den kay mom très bonne sonnerie franchement parler alma aller mo de ma je quoi allez de bel ligue de quoi ni aller à kafu quoi allez avantage aussi bilaay allez mo bi hakilo yel ma quoi allez mo be sonne me falen quoi mo le ke wula lo mo moy la de quoi franchement parler Ok, merci beaucoup Kebama. Donc, ok, tant que Jay ka foyego Barka Boy. Donc, jusqu'à présent, mon débat continue. Ka fale ko albal. Allô? Donc, ka fale ko hanibi alba Sédio 24 télévision koto mumba Sédio Jang. Donc, na tema bu naté bi walam puberté. Donc, juste donc ani sungutal mi yalon ko iba kabam ikay kiri club des jeunes filles de kabam ani kamarol mi yalon ko ani wala kata wata wati juste donc sali mo dantelu dam yalla walam deti dépistage de la par rapport à une puberté mon na fati l'importance du dépistage par rapport à la puberté D. Ok. C. Oui, vas-y. C'est un condom. Condom, cela veut dire. Voilà, condom, voilà, protection de dalle. Ok. Préservatif mu yalla ko abe ma koy la. Abe ma koy la ikana kono taji. Mais au fanan. Ni ma utiliser. Et c'est sida sotonoji. Après on va revenir sur tout ça encore. Sané, D, dépistage par rapport l'importance du dépistage par rapport aux méthodes que vous avez posées A B C D. Ñu jël mbokk bu ñuy wo. 3 7 6 6 6 6 6. Salaamaaleykum. Aleykum salam. SPK, Sa Majesté. Linki nanka. Tamba Sarawule. Bida bitse. Ka Sedio Alpha be konto. Kejo, kewa. Alpha musula kela kan bari manuel konto. Ndi musolu na musula ani bama nyum. Kunda de ke be konto. Katubi wala mulu baro kolala ka ke kunda fana be konto ani fondi kelalo. La moyer lalu be dawda banko ka diaspora partout ka be konton ka doa fa ala sibira kairo wajabi ala sinema ke be kontondro kunto le PDG monsieur Faye ala le muso madame Faye kene sumare
ka konton ka personnel be konton Sorinho Siaka Traoré ani te présentateur machallah ni invité balbe alsinya ni nyata kacha kumayata neta kalu la moy du la mor la fana bi alhamdulillah ngamere ku moy bi hakilo ku kende dira ko sina ngang hakilin de la al hakil ni maluka fo tombi asi nafa wulu follow mba follow dami wala mo alfal ila wakilo parce que bi mo man jolon na mo ye wulule responsable le wul alors bi responsable il responsabilité lo mo yete dingo londi jali kunda ko mo minti akole itandi hadama de ni ya kulu nyami la plupart akama wala nyama ntoliya nunna kewol buka hani musol buka hani kewol la parce que muna na manke ko silantale ko ni moy saji hani de parce que ye londile d'abord il a honneur wala mu imari la bunya ila horomo nunna mo katale fo ay fa konkola mais ita feyala ibela na fulul tala mais ita mari feyala parce que ni aje ko mandin ko warata la waronte mandin ko e afanne bunya dolu lak katon dol kazama son ko lu be fala konkol la ni fenta ya mais fanfe ya bukala fala donc parce que yon kulu wala nyama kam molu lundi honore la wol forme Sénégal le devise on nous tue l'armée le devise on nous tue mais on nous déshonore pas donc la femme c'est l'honneur l'homme c'est l'honneur le sexe c'est l'honneur machallah alors la puberté mobile tambitaje c'est au moment où ni musu kunnale mu e kaje e sunjo ka pome e jutelon ka pome e ke fan suute isaje commencer ka regulo je e ko lo fo la lanno ni ke kundalo isaje berendi on ka ke sunjoto e ka ali hekatu e ka ya fara tabo leji da ko to tio e ka kena tiol soto okay e kaje bora ka do man funti e ka maanya dolu je e fambala ene mimma wulu o kono nyanta talale yete kulu manam ye kulu parce que ka mola kawande min kuluta ni mo man kulu hani sa kawande ka kumo la moy la be abuka moy na ya moy fana buka muta okay mbe generation économie alon ko mo kende balu mboto le bala parce que nun ne ka kewni muso jele ibe nyon kan mete ite mala nyon na parce que ka lu min bori wala lu min ne be malula ni bite ni janka ya alkami fo ni janka ya metale ando ate bola be tarla jatti mais janka ya matin na moy tinya ni mbalo la kamin je 5 fon baldul almansia mais selo bombolon 3 cases manja kolia seju be munun don dolalti be molu man tinyano parce que mobe kalon ne kantalo min na ide dundele kema kandi be tara e ko fo honneur c'est très important e ka fo muso ko na fulo le be bul mi ala do mota banna olo mu ete bala jato te ke ofane ko ile ke ya olo mu la na fulo parce que ni muso be yelon e ke fe ali e ko muso le ko ni ke o yelon ke o mi man ke mate dron e ka ke muso te mi ala ka fe ali molo kuliya mantra la kodo bala molo kuliya mantra konton bala molo kuliya be ala honor bala o honor bi mol mo wala lo iman dindi wonde nyalo nda ka fa be sabu dala malo ika dindu jaka fabi ta furno ta babulo kala dimba ko na malo do ni mo ma millo ka tulunga lale après ay regretter jama bi jeto ye kewlo e malo e kiemala ya parce que dol bi je accident wala yatinna e deviergeta killing baro matinne ke kulati modol bi jeto isaje ko kewlo boyte kan ay devierge mais o matinne ke kulati mais modul bi je ke kulo la maranto kan kono parce que wala amira ke ko mu entreprise oti wala amira musuko mu entreprise oti adon ke ko ni musuko nena buka dula yirwa parce que ale ke oni muso dale c'est pour production que c'est pour que ye balu fon lo wulu no mil de semba londino la balu ko men to nga mutamenti wala mo nidia okay muso man ke tulundawti ke o man ke tulundawti ni o londi mol kon kono dro ko ils ont un honneur à garder, un honneur à sauvegarder. Ibe mo jalale mentol jandin to lo dindi malfa mol kata balo lale nka buluzol ke
ok mol ka son ki je kata na ko la be dindi yani tabiri ndol be kala mais muso buka tulun no fanna dum tol fanam buka sonnu fa muso le tulun na parce yan londi wala le ke ya bon kono kuluru nyala be tiatano mais bi c'est différent e ka sunguto jela wala kewa be kuodo la prata mun nandi telti otumo amon kuni yalo o c'est très grave milke fanke kunindi milke fan kunindi otumo ma buobulon ke fanke nandi telti otumo hamunu dara nandi te ya manke nyinde ko buluta sate balto hani nandi te ya wolom nyindi est ce que kulu kuntale est ce que ti ala ne nyanta mala min ne manya na mala min c'est très important musol la fin sutundu o metale musol la fin nun na famol bu telephone o tenu kere ka lettre la safe ka di non mais kuluru nyalle tinyata wato minna e ka musoja akademu ki kodi dano la a jankama ya c'est grave o lo nyinde ka musole mikindi e ka dimmi wala mikindi ki ko la salamu alaikum tonton ba malaki na ko ngana kam tu comprends yake ba furun fanaje so kono mi alon ko ibare musolom adimma ete o mutete ko lanyo ya ji ko sapi lala o kawanyama ya faha alnga sutra ko kijanto ate banna le pedofilo ate banna sol kono sunguti ni jamale kewlo grand le sol kono mil buka fonti jankate bul fente bul e man son do kula wala katra dindung lu rukuru la je ke nyuku comme ça donc c'est des choses qu'il faut dénoncer parce que population le fotata tembo do mi anon ko mo kulur nya beto le sote mo honoro lo parce que bi e bari ndi lo bunya la honoro mu tala honoro ti ok donc il doit mal honoro mu la honoro ti di musolo honoro mu la honoro ti donc cet honneur est à sauvegarder portable barkatale men dol kamin ka konol man baraka ya je fani mole ko moye kuntile hotel o don dolia ye kame he atata hotel o mais dol ka do ko to hotel dol kela hotel han makka ni tata milkata makka ke jiandi hotel o mu bunde ko bumbe mais ibe min kela je wala babarakala wala te barakala mais bi dindul la bur kono dindin jele ka kartol firin ko me ka sunguti nul dundi je ba ma kalo c'est au fond buka ke fa c'est fa sunguti ndi wala kata kewo bayndi mo buka diamu kewo kana sunguti no bayndi e ke recevoir luteroto ala parole katela e tu luteroto donc yalon ko parole le ni du tignala ni parole manque responsable il faut le dire bi mo be man tignade sunguti no dol bi je keje be charchar lay be e man kewolonde il me fandide parce que la parole ba katakan na pour que ka jiwo ke ko kono ka fo ko lumbe sila ila honoro wala ila honoron ten ok artiste do sorota ni wato ko fo sumbululo akema ka ya tarale aya sokodola ay fembal kay adun to mobe o mutadu musolde mi ala tulunna donc ndata fono la fo sungutino ka tulo fo ka tulo parce que man do ila fano ko nda fono fo kambano ka tulo fo me famuta parce que man do ila ko to ko mais allo na sita mol bala na fo mo tulunna fo ma ke tulunna c'est important surwal ko kulina di nebutu sa so man da fay feñ donc dindi wol yalon ko hormole be keri buñale be kerolo muy fon le bala jato ti le sexo c'est important te dindi wonyantale yallo di alon ko yi watu du malum anyanta mala di watu mala manyanna mala ok mais dindi yalon ko ya dalindi ko di kula ko di dano la bira dindi kadi sunguti ndum ki ko di dano la de dinwo ko ki manta ki fam fen sobere fo ka ki e jan kamal kan c'est important il faut que mo le di fana fo parce que bi dindi jamaati nyaata me fantinya e kulur nyaale yetinya dindi mere ye fen sutundi ala ye bes napo ke ba fla ba pla ma wa ha dindi mere mi amol abo senso mais no data no man ki ko ta bente terrenale no man nikke kulo man mara o kan kono abende terrenale parce que bira dindi ali a formé au silo le kan ali a formé le pour ate ke ki fan ko te mana ki virus o tarabala wala ali a formé pour musu virus o tarabala c'est comme ça ite betala nyale ite keba ko to tani dindi meron ki pour akata sunkuto kiyena grand ko leke grand mendi on be so kono irresponsable ka dindi meron 12 ans 13 ans ka ki o kata la gelol kilna o ka gelol entra fa binato mais il faut que les gens mo le comportement changer ni téléphone on tubabu du jamil de tubabu du yalla ko téléphone o te banna jam atol fon ka tubabu dun ko le dan téléphone mais dindi meron janto téléphone be bulle ndu bu ka ke ki courant
men to la mol Facebook oto ye mo je ide connexion dano hana connexion bena bangal na ibe ke kewla dano connexion e bukatra kula je na man ki kuoti manam mole c'est comme ni jal fayla bitala atodu bato akata nyede mol bi Facebook oto sunkutindul nin kamano katara jal fayo laje manam ki ku jala fayo jala fayo hadi tentola il faut que les gens le disent. Facebook c'est pour une information, c'est un site très bien qui informe vite les gens mais bi moya qui contact l'ora on bintibial et qui fait exposer finalement au lieu de moleta métier nikin do ya fajan il faut que moleta métier nikin molé alon ko métier on que la full on que le honneur itandi. Nous, on n'est pas comme ça. Donc, on veut la facilité. Ok? Moi, que keol diema ko kerendemo, keol do musulu diema la ko kerendemo. Fontolia haji do tentola, ambition do tentola, objectivité do tentola. Ok? Koda killing souti mo na katrabi. Souti na la cordal. Mais il ne peut pas avoir de contrôle parce que c'est une facilité. Monter na courant jo, monter na kodo bondi, otolbe ni eme soto to sungal sanolom, muran sanolom, ni dolbe bukalo ni keodolia eke keo fonja bulo e jala suokono. Alors kodo akabe ke to handra te kata 600 ka siajan kamaya. Il faut que mole méthode changer. OK, mole a faut keol ni musole ko le sexe c'est de l'honneur. OK, il faut pas bafouer son honneur, c'est important. Te anen obuka banku fo sambani jaaje ko lo to de sida siata seju c'est parce que mole sexuel ke tulunda wonde ok donc ke ba furul tabanna mol kono nieje isi nya sumia nieje camera ke ba sobe mo furi mbal sungutindi ma do man trafet il faut le dire. Ok, ils foutent rien du tout, c'est des salauds, allez, hekatou, il y a encore ni de non, il n'y a pas de tabou. Allez-y. Sunkutinin de moldor, crédit le sandaye, et bien, néné, sunkutinul la nyatanga ko, itol siata 1 million télé, siata 1 milliard télé, itol le siata dunia na flotte, parce que musole ka wali wulu, musole ma beti. Ok, et donc il honore kanta. Ite folo manke musoti, bite la banna keraja musoti, donc il honore kanta. Il faut que dindo le alo muno honore. Drapeau mu fundolde mais ni a jani ke sorone parce que banco le honneur l'homme il faut le savoir. Le drapeau c'est juste un morceau mais c'est l'honneur d'une nation. Tu le touches, tu touches à une nation. Donc la femme tu touches à ça, tu touches à toute une famille. Musikile ni a le honneur papier, il famille le honneur papier. Donc moi il faut que moi li au long. Ok, c'est des femmes de valeur. Et quand tout le fan, et quand les femmes passent pour des trucs. Jankaya, ini kyo kanyon de l'albe nyoka, mais amon kwe kemalo. Ini mo katra nyoka ne sanji lulu, sanji moi, ima molo fate, mais alaman nal karo sabe, yeta futu do, et seni akra ete fandi wala. Kyo kamuna fon, wa danko eta fandan konta ngapande. Mina abanna hanke ke tarrete fental déjà ko felenti ita fon lata min o commencer de kete feya ita fon ko ita lata min ite min kan o ka fon mole ko ha ita ban tu vois donc il honore sauvegarder. OK na la ay kanu le tonya abe sere kala la ite kala musudi kuru manje kuru hani moni lulu kuru de lulu dasu moni lulu kewol be o sotole ebe ke ba sobe min ki la ta jo on ke fen men ya jam pare parce que angani le tete pour que ay futando la to lafta dami donc il fane famuta yebam ni mo la ku bëgg kaani da ngay ku ñëmé ku bëgg kaani da ngay ñëmé ku ñëmé alko ni ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ni ko tuccio fay jaato fi donc il faut que musoli yo lon ko to honore o le bela boy ta fo ngay mo lo émission caria foji émission tambila e ko muso ni gelfo la bebulu sunguto min kun feyata ke bu kala ko fudusi ke bu kala fi o ke jomul ba mati c'est clair donc musoli alon ko c'est son itolen tol wulu c'est des honorables musol bemu bunya feneti wa ila ye sonko itol mu bunya feneti. OK maintenant betambela du la dot wala mu kapoto alkami fo kapoto ni aje ba fa la kapoto wala e kewlon ko ni min tulo dalta korkoro hana si c'est don ja hakilo ka traiter tampon ka don tiyo ka pour ka tulo korko wala nek kewje kewo ka porno jibe faka fansina o be keno la nyalli
ite tara porno jibe fo e balu pi sina yo le muso be tambira fe ka ite fo ite man kendi ite musu bi hakilo data o dutala ka directement na sunjo c'est quoi les gens ne peuvent pas avoir autre chose dans la tête ndolia. OK, tout manque chez nous. Nous sommes les premières puissances de pauvreté. Fententolia parce que moi ya fadiane mitambita janko no fondi ke ni motanno fulala ka son do ko to be karambula e man so bu telene mo ni nga ha fente ke c'est pas vrai alaji Mustafa Silla ko wato fente ke be fendala ko ko wandi malo do e ke la wandi matlaka mo la ka courant joy. OK, ite ka kala keno le fay sura militana e ba fala samata ko to wala temi kemela wala temer ibe dunne be bola foy ke fenti jet ite to keno ularo e pareta mango ko to somonda yuni dro e wandi mono bieta mango ko ite comme ça dro ite wandi symbole ke te mais arrêtez, il faut que les gens ñu am manam nga malolo il faut que mole honoro long malo muno mu buñate muno mu horomo te mo ñante yo sauvegarder. Moi c'est mon slogan. Je dis, je préfère mourir pauvre que d'être déshonoré. Voilà, j'aime pas être déshonoré. Donc, l'honneur est à sauvegarder. Donc, les femmes, mbare musolo, mbama nyolo, ale altunyale, alma opunya mela. Amen, amen. Ngandingolo kanta. Ngandingolo kulu, yalo. Kapoto, c'est pas fait pour les adolescents. Kapoto, c'est pour la protection. Kapoto, c'est fait pour milliards que il a voulu espacer. OK? Planification, c'est pas fait pour ces jeunes-là qui viennent d'être à la puberté. Parce que ni sunguto planifié. Ola mnyente taeta maro kela dokoti ali hekatu. Ouais. Mais voilà, ni ko ni non la kay c'est ça on fa ke sinoji ka ke fo kela e fol ka fa dañ koy def ba mu tepp ito la ko fu def ko ba mu tepp mais bu tebé nga saran da ngay dé parce que mam serafal da ngay dé donc il faut dindoli hakilo muronde me ke balé toñal faut dindoli ko be silo minka o silo ated mo kala responsabilité. Voilà, musu kubuka keke responsabilité ke kubuka musu ke responsabilité. Voilà, tu keba milka fa jiro bonto jiro ne mambo. Il faut molio long, il faut que les gens nous nani mo fo kudo ke malo akala fika fa wala ka bonda sa tebula mais bi ka fonding ke jël un ignorant minga non si yalla fo boto indro ke rabo nganya telo quoi voilà na pas vraiment la prépare ma ko ma to tupi c'est quoi ça un jeune de rien du tout minga kibir kon tele nga ñim kono ma un jeune de rien du tout abuka silan fa te be bulo kono lui il est sous couvert. Il a dit un soto pour après fond Kamuru pour que non mais c'est grave ça, il s'inquiète même pas de sa situation. Alors là, je voudrais vraiment et que le thème est très intéressant et puis il faut tous, il n'y a pas de sujet tabou. Il faut dire à nos jeunes filles que tout le monde doit l'honorer. Le mine de photo la ni qui m'a étranger, il faut le bougnalo, mais Kabilo bien le bougnalo. C'est important. Je préfère, il y a une sunguto kare ha nyala jata, mais abukatula fanna. Je préfère que ça, que sunguto miya kumura be mosa be dire, yara, la ilaha illallah. O te banna, janin ka soro, ni tatanto la sejo kon. Terambato, terambaski. Je motelol di. Beta cornisoto o san sejo be dal to. Adun dindi mero minoro drone katraji. OK, c'est CFA yo la yudin di CFA. Nami e ku pisinoto, ale dendo comme buka bunjono, o bungul ko majeto, ale ko to fale tara. Balbo mirano nyande fa. Après alke photo alka di Facebook ko to sunguti noni kambande mero be kula han tubabul bukol ke. OK, ni ata ale mu tubab yati fala yalem. Ayen amul man kuli ngam kunindi. La femme, c'est l'honneur. Muso buka sunjo portale a bondi. Muso buka wuto portale a bondi. Muso mu honorelti. Muso mu sanoleti. Sano buka exposé. Sano ka mabole. Sano ka landile. C'est pour que keo be bunya le minna. OK? Muso na ko keo e minke keo koleke. C'est parce que keo ma fea. Mais ni atra muso ma femme bunya. Mais akaje keo ka kumbondi. Keo ba tulo busara avec tout là ate ka bore ka yer keo noma pourquoi juste que amon son do ko la ay karambola amon son do ko la lafta chevaux la lafta ongul fo ngori wala lafta xessalo la ite ma laram beto fon sok
ite silipu so be te bu ko ibi so vo kala muneti ite ado ko la ite kun kele fanna ibe yar yalla ni marché to surwal no mo ko mu wani ni walo no mo ko mu ni yalla ko fenne be te bu mi valoro wartoti hein des jeunes filles de rien du tout 17 ans 21 ans 18 ans 15 ans mais finalement tu as honte hein ibe yar yalla ni militaire no ma jakata boron la sol fo le fon ko bor musol parce que la 2000 o ka manquer musoli a bedo moybul finalement ni musu client fon je ka bor il faut je dis aux gens musol ça la fana ka ndele allez hekato ala barka mbal tendu la mbal jen. OK, merci beaucoup Sama c'est Seigne Pathé Kébé qui nous appelait depuis Paris. Donc donner gars yi rek juste on va demander à la régie ñu tégal ñu ben clip hein ñu dem deuxième ñu def pause ñu ñëwaat ci deuxième partie bi n'est-ce pas voilà gars yi ñu dem pause ñëwaat deuxième partie en attendant gars yi tegal ñu clip OK kon gars yi comme que waa régie pare guñu donc on va continuer juste balaa 2 minutes le temps que gars yi wala 1 minute le temps ngay ñëwaat ci li nga xam ne mooy dépistage bi OK ñu dem ñëwaat. Chérie, minno come fala. Si jomba jo ari, mo bebembel tike. Si jomba jo ari, reo bebembel tike. Si jomba jo ari, suka bebembel tike. Si jomba jo ari, sarene wel tike. Suka bebe meltike Sarende weltike
siyaar Baye Fall ñoo ngi bëggee ñëpp Baye SPK ñoo ngi lay bëggee Baye Fall képp ku ñeme tëgg yow yaa ko moom jëlal bis ba on the Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye doxoo te bëgg raw ku ne jëfoo te bëgg am lu ne sono te bëgg daan ku ne du mën a am nang ko xaam yàlla kat man na lu ne waaye du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne utoo ko aw yoon ya ca jëm dëkk bu nit sobu biiram te taayiwul dana fa jëm yàlla li leen di dogalam te kenn du dindi li leen dogal Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall soobu am njëriñ lu dul liggéey amul njëriñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit ba fat njëriñ jokko ko te toppul ndigalam ki yor yëfam nga yor sa yëf ba noppi làkk nag sa yëf di laaj sa yëf yaa gën a daf te dem xel du ko xalaat Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg moo waral ñu naan ko Baye Fall sangu soccu sooru la Sera Fall rawe jaam ñe Baye Fall la ila Baye Fall takk la xasaay mu solu sagar sula lambe nga wax si maam lu ñaaw ñaaw maam sul Fall di yendoo liggéey fanaani root Sebra Fall aboori jaal di nekkal kamaaw Sebra Fall aboori jaal dëgg moo waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg moo waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi Baye Fall ngi dëgg moo waral ñu naan ko Baye Fall Jolly Jones kota makalo Sorry fula sama dakilin Kapuni jarawali fana mori man sabamburamba Kata vile boyo Bendona le Kwa julo mante bendona le Bendona le Kwa julo mante bendona le Bendona le C'est maintenant, Keta koyo ye jonti Avec la marche du monde Koyo ketan ye jonti Nintanda luo na fula njanda Bendona baletala Jina keba ya low I don't tell manola Help me to sing this song of freedom Help me to sing this song of freedom No, freedom I say Bendona
bendona bendona bendona bendona bendona le baba julo manje bendona le o bendona 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 le bendona 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 le baba julo manje bendona le o bendona 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 le sauru balie na jan luba katon yelo jan biron tolte la fan kenya ya le benya help me to sing the song of freedom Mika di borunda sanji manke di wanda serani fano manke Sunu mami sacrifice for you and freedom Man falling de nyamali ndoke famole keta Libérons-nous de la haine sentons la joie Bendona 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 le baba julo manje bendona le o bendona 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 le bendona 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 le baba julo manje bendona le o bendona 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 le alimako dona ona don kilo lendo don ti hey alimako dona ona don kilo lendo don para Oh, allez, merci beaucoup mbokk yi ñu sitaan jusqu'à présent ñëwaat nañ suñu deuxième partie Nuit Blanche donc tey comme ni ñu faral di ko defee saa su nekk rek tey nous pose le débat sur la puberté ñu ànd ak si ñi nga xam ne mooy waa Këbam club des jeunes filles bu Këbam n'est-ce pas donc composé de filles et de garçons donc bu ñu nee club des jeunes filles gis ci ay góor day xaw a yéemu trop mais ñu suivre débat bi depuis njëlbeen bi yaakaar nañ comprendre nañ pourquoi la présence de ces garçons donc juste dañ tolloon sànq ci débat bi ñu toll ci benn abcès bi nga xam ne mooy la méthode ABCD ñu wax A B C A comme abstinence B comme bonne fidélité C comme condom D comme dépistage maintenant quelle est l'importance du dépistage par rapport à la puberté ñu jëm ci loolu après ñu dugaat ci beneen fan. dépistage wala importance o wala ñinti ni te forme tanola ita dan nakke kilinto ita préservatif o utiliser non après rapport chaque un mois kata hôpital ka dépistage pour ka yo fo iman sa sot wala dépistage. OK, merci beaucoup namen badul ala bota moy la madame mademoiselle Sané bota mom fo l'essentiel donc jusqu'à présent dañu xóot ci débat bi ñu gëna yaatal légui dañuy dem ci li nga xamné moy dam la nga bëggon dugal. OK, donc dañuy continuer jusqu'à présent rek ci xóot ci débat bi comme la waxoon tey dañu ànd ak ñi nga xam ne mooy waa club des jeunes filles bu Këbam jot na ngeen wax ci li nga xam ne mooy puberté maintenant je voulais savoir dama bëgg xam ndax y a pas de problème par rapport ak ci li nga xam ne mooy puberté bi quelles sont les difficultés durant cette période c'est le jeune garçon ou bien c'est la fille quels sont les problèmes qu'on rencontre souvent par rapport ak ci toll ci phase boobu noonu yéen ñi di jigéen. D'abord, vous dites ce qui concerne les garçons. Après les garçons, vous dites ce qui concerne les filles. Chez les garçons, on a un changement de comportement. Le changement de comportement. Une fois entré dans la puberté, ils se croient meilleurs que les autres. Ça, c'est les garçons. Et vous, les filles? Vous n'êtes que des gens, vous n'êtes que des gens. Elle se croit plus fort que leur mère, leur maman quoi. Et leur genre d'habillement aussi ça compte. L'habillement, vous êtes d'accord sur l'habillement? L'habillement ça tourne
autour d'eux. Parce que chez les garçons, quand ils entrent dans la puberté, leur habillement change. Parce que si eux, ils portent des pantalons avec des sous-vêtements et avec des sous-vêtements et des caleçons, on fait di check down quoi. Léegi check down boobu est-ce que check down boobu moo leen daal ba ngeen dugg ci erreur yooyu noonu parce que aussi l'habillement des filles ça compte parce que neex bu ñu waxee dëgg rek parce que y a certains de vos habillements souvent ça vous attire, ça attire et vous plongez dans leur piège, n'est-ce pas? Ci piège moo ngeen di dugg ah. Est-ce que le fait que mbari musol sungutal et que l'habillement changé souvent et que ñi futel puberté do et que robolo donc bon juste et minisi pol hein ko topol mul ba kerin say et que est-ce que wol mukal attiré juste pour que donc pour itel que die donc à la piège autre sungutol la changement d'habillement ma ñan kambano attiré la ko ka kudo kyala mais su kamano juste donc yaya bi tey donc waaw ñe habillement to bi juste ñi sunguto jenum bi ab tambola abal demer sew kala bon ko ya comprendre habillement sifa do di mala ñaale déjà yalon sunguto dol bi je katara tamo na baje ba tamo na don ding e ba kamban groupe jël doron problème on a e ba tama nya changer la te kamana oup way ñi sunguto ñi abe ko topoto la tiens wol fana ite fam maintenir no la quoi faut y peace waaw faut y peace parce que te fam maintenir no la te sung ñaaje kamano sungudo peace la parce que kamano a suute sungudo ñaal yow sëñ bi buñ toll dama ne léegi ci soosé xale jigéen buñ jéem a toll ci nga xam ne mooy âge puberté dañuy sol seen yëf yi seen tollu bon yooyu noonu quoi ay korotab mooy yu xew ci jamono yi sol ay désiré ak yooyu noonu est-ce que loolu tamit du tax ba xale góor yi am sañ-sañ topp leen ci loolu wala am fit ba nga xam ne day topp di def naka sudul noonu parce que ñoom loolu ñuy sol rek yow ku góor ki loolu lay tax nga ñeme dugg ci ñoom parce que yow tey ji yow nga toog ku jigéen ki ñoo romb sol noo xam te naka sukul noonu sol jipp bu gàtt wala mu sol crop top yooyu noonu ñuy wax yow bu rombee yow mi di góor doo mën a téye sa bët te doo mën a téye sa làmmiñ foog nga wax si ni kii te des fois loolay indi baakaar yi des fois loolu koy indi si ñun góor ñi parce que yow loolu nga sol amaana nu muy demee sax tey jii man mun naa ñëw ne la yow li nga sol baaxut xam nga tey jii man loolu maanuuma wala tey jii ma ñëw xool la gis la ne kii lu mu sol neex na wala lii tamit loolu tamit maanuuma parce que sama yoon nekku si mais loolu si ëpp parents yi ñooñu ci war a dimbali parce que événement day jot parents yi dem marché ànd ak seen doom ñu ne leen loo tànn rek dama koy jënd léegi boobaa xale bi looloo tax parce que jiin boo ko gisee góor moo ko moom mais léegi xoolal jiin yi jigéen ñi dañ koy jël léegi dem nañ ba sax ba si ginnaaw la ñuy déchiré sol kilisar lii ko te loolu jaaduwul parce que tey jii yow booy romb say moroomu papa ngay romb ak say moroomu yaay tey jii buñ la waxee mais est-ce que arrête boo damay dagg est-ce que loolu tamit war na tax ba tey xale jigéen seen solin war na tax xale góor yi di leen topp ak yooyu noonu est-ce que vous êtes d'accord sur ça yéenay provoqué xale jigéen yi yéen xale góor yi ndax ngeen ci loolu lim pa moom nangu naa de kon yow da ngay nangu daal yow nangu na yéen a tooñ yéenay tooñ waaw lu tax ndaxte solument bi lu ñuy sol moom lu bu gàttee forcé ñooy tooñ xale góor ndaxte mënoo génn seen gaal nga takk sër nga egg ba ci biti ko dañ koy def da koy def non mais da ngay gis ñu koy def da ngay gis ñu koy def wala nga jox sër bi sa benn xarit nga ne ko teel ma ko fekk am na lu nga sol ci suuf nga génn loolu rek commencé dox rek ba gis xale góor yi rek nga commencé changer sa dox ok man dama dégg ni tey fenn mooy souvent i ka jële sungutoo ni kambaanol ko bo souvent sungutoo ko naan kambaanoo juwee donc ik sungutoo ko kambaanoo proposé fan pour ye kafu ñëw mais kambaanoo ke banna quoi mais est ce que fana ni kambaane ba ik finti ka foko boy ñi man ko kewet ñi man ko kewet ko problème si fa mooy entre kambaanoo ni sungutoo tema est ce que ba kéri ne ba kéri ne atal la ko ke sungutol du sungutal betende mais sungutal ka kele mo jël sané isa bana kafu noje comme ay sabota ka fa ñaab to man d'accord ko ete man d'accord mënaati man d'accord ba expliquer moy mënaati man d'accord parce que kambano ñi ni sunguto tamita la comportement kan fata tay ku ke ala tinya est ce que naate do mala bo kelala nata do mala est ce que wa kelala ya est ce que do ma ya bu ko wal ko tama ya bijel
ndafana ba min fala sunkuto tambo aba maniero men est ce que na ko to ma sira abo maniero allo assalamu alaikum wa alaikum salam to dima ni konton dima ni ko kirlo ke bunto na kirlo ke depuis Italie no Italie okay to dima Sédhiou 24 ibo tema to dima ngal konton bagale no nejo neto Mamadi nala émission moy len tato Sédhiou je mo ko nday no meta je Mamadi Touré non Mamadi Sané ok ok bi yemol temo je ñaatle bi ok nala émission moy no ande tema mun na ko ben ka ci Facebook la no lay no dana numéro je ta ngo matna man di te alga ko mun ko je akira ko mun ya no important bala de no tay dunia du maga da men do jam dindi no foke ya mari o mu ya lon ko sama ci ñaro kana dindi mu so ya lon ok yo ni adara fo mun ke na ñol musol na karo kama to ñalo ni fay diu samba patero ay fe sutum sangay abadu na patte moye fe udum kabrin ko ra ko na fundita ya lon ko apuda amam malu ko da be to silo ka ngaka da be mo la juma bernardo di na fe on sam ya lon ko na ka mun dum ka da be je mu ñaro an ni ñaro na da na la bana ide ya patte ni ñaro ke da silo ko ngabina la bana so yo bere sa diu ni amana ko jeto akada ñawnya na fundita pardon téléphone di ma funde day dimé dum ay ba ñu dum te kala na su jaxal wala ite ko ta ya kana ya jala te de se dum ñu jere no meta jere no après ñu do mettu digal su dola ka sun dindu jabi ka soirée da ay ka pano ta sidi al fu di kana pano ta mabu ati ku su dum dara ya lo aka mabu ko da ko na fu di da ani ku su dum kana ta o kana ni ya diwe adu muso la karole sama te do bi ta fono problème be ko da ko no o ka tara na de ko da ko no ani tan jawle ka fundi na ta ta ni fe su do ya tara nyona ta de ko na na ta ni tan jawle bi ko da ko o fana ni o juwe be muso la karo ko ba ni nyata sabab la na ok merci beaucoup Kewama ke tontu ke Diaye ka foye ko Barka Boy jusqu'à présent vous suivez votre émission Nuit Blanche sur bien sûr la plateforme digitale la meilleure des télévisions ici à Sédhiou et un peu partout dans la verte Casamance juste di leen fàttali que yéen seen émission Nuit Blanche donc ngeen ànd ak seen bokk seen xarit Chris Nico yaakaar naa ni réseau bi ngi def seen il ne reste que 5 poignées de minutes mais balaa ñoo tàggatoo yéen nañu jéem a trouver consensus par rapport aux solutions naka la ñu mën a def ba tey ñu mën a tey xale bu jigéen wax xale bu góor dugg ci phase puberté ba mu mën a jàll ci phase boobu noonu avec sans mu mun si jël ay problème man yaakaar na Moussa Fano mbakke noonu la ñaar bii fa kambaana wala sungutoo wato mina puberté to ay maximum de connaissance soto pour ay tanka ñi kool mi yanon ko mentor mi yanon ko bien vrai que asa basandino sunguto comme kambano ni mom wala taka tanka ñu koolto wala ñu ti ni wululal ka kacca ni wululal man kaccano fana e ka centre to fréquenter mon keta CCA centre conseil pour adolescents autre solution ani information fana sur la SRAJ état information ñu sur la SRAJ SRAJ ça veut dire SRAJ ça veut dire vous êtes trop technique SRAJ signifie santé reproduction des adolescents solution tese solution do ka funoje mu munyente ni tara nyindu la volote ni manje fana fréquenter ise poste de santé fana jibene c'est conseiller noje so de manifone ok Malick té lañu wara def ba xalé bu jigen wala xalé bu goor bi nga xam daane ko ci phase puberté dem ba génn ci mu bañ ci am ben galankor bañ ci am ben galankor naka lañu wara def ba xalé bu jigen té ñu mën ko jappalé dimbalé ko ba mu mëna am ben galankor ci phase puberté bu mu nekk naka lañu wara def lolu comme nan lañu wara def mu génn comme lu ñuy def ni rek ben rek mën na ko sé génné parce que tay ji yow bo togué nit xalé bu ndaw bu am 12 ans 13 ans 14 ans nga kay jox sa xalaat lolu rek mën na ko maîtriser mais xalé tamit avant tout il faut que ñuy wax ak seen parents tamit des fois da nga gis xalé bo xamantene yow 15 ans la am jëm ji
nax la rek nga ne ko léegi sa magum bopp nga loo def baax na léegi loo tax xale yi léegi ñoom tamit léegi dañuy naan man lu ma neex sax léegi mun naa def parce que sama yaay mënul tuma dara léegi genre yooyu yaa dem ba sa doom jooj nga xëy naa kaay raxas ndab mun naa la munuma ko wala kaay demal marché mun naa la munuma ko parce que yow yaakatee la may kanam boobu mais xale gis nga mais bu demee ba am jëkkër sax bu ko teel a ne sa magum bopp nga yow del ko yar comme ni ngay yaree comme yow boog ni la yaree gis nga jamono ji dama ko seetlu xale yu ndaw yi dafa bëri trop ñoo xamante ne bu seen parents yi nekkee si néeg bi nelaw rek génn nañ daw dem te am dañuy bàyyi seen liggéey kër ga mais loolu boo koy def yoo xale bi def ak sa parent la parce que dafa la may liberté bu bëri dañuy naan nga tëj xale day yàq say doom maanaam nga leen di tëj bu bëri da leen di yàq mais sa doom tamit nga leen di may liberté bu bëri loolu tamit gaaw na si di leen yàq. jërëjëf Malick waaw El Hadj. waaw lu ñuy def pour mujj si lii lépp. mooy rek maanaam tamit xale yi jigéen itam pour aar seen bopp. ci tolof yi. gën a waxtaan ak seen waajur yi. partir vers l'information maanaam chercher ñu nar a chercher xam-xam yu bëri. ay organiser ay formation yi. di dem foofu uti ay xalaat. waxtaan bi ñuy def nii sax dina tax sax ñun si ñu bëri ñu gën si am ay xam-xam yu bëri. loolu laa am pour waxtaan. Yaya solution. ndasa min fono je comme Malick yafa ñaami ako parent liberté scientifique comme ka fa ñaami beaucoup de liberté tue la liberté ndagame wo ñi parent le font ñanda wakilo ko la faut briser le tabou dal dernier mot message yu mu lancé à l'endroit mol mi ñaan ko ibe jubela à travers Sédio 24 naata message be blue bi mi yalon ke balance avec quel message jumaldi ni message be balance en sa fe ko momo yalon ko ibe sate isa ila page Facebook ko jubeno isa Sédio 24 juillet à tout moment Malick te bu amoon message ba ngay lancé tey à l'endroit ñoo xam ne ñu ngi lay seetaan ngir tey ñu mën a jël ci li nga xam ne mooy njëriñu émission bi ban message nga leen di lancé ñoom. non ñooñu balaa maa wax ñoom maa ngi leen di sant di leen gërëm ba pare. mais buñ ko bëggee nañuy ubbi jël seen téléphone dugg Facebook jàpp Sédio 24. di seetaan parce que am na ñu fi jot a woote. parce que dañ koo gis mais ñu fa jot a woote ak ñu koy seetaan. maa ngi leen di sant di leen gërëm te ñu leen di ñaan luñ fi dégg yëpp buñ ko jàppee kap nañ ciy sàmb seen njaboot bu baax buñ ko jàppee ay waxum kase. dara boo koy déglu te doo ko jëfe amul la njëriñ. dara boo koy déglu foog nga koy jëfe moo tax ñu naan da ngay boo bëggee akara foog nga ñeme kaani sànq grand bu doon wax fi sànq wax na ko si ay waxam. mais maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp toog fii ku nekk sa tur ak sa sant bu baax loolu rek laa am lu may wax. man lu ma mën a wax mbokku spectateurs yi nag maa ngi leen di nuyu di leen sant ci seen temps bi ngeen jël déglu ñu seetaan. ci page Facebook ak ñeneen ñi ci WhatsApp maa ngi nuyu ñëpp surtout sama sëriñ ñu ngi Paada Kébé wax nga fi lu am solo loolu maa ngi lay sant di la gërëm daal jërëjëf. sëñ Paada Kébé am na benn taale bu bees quoi moom fan sa sëñ Paada la quoi. ndaw mum fonol mbom mobe konto no momo ka Sédio 24 la moy kamol la mareno konto mun keta mami fu fanati anin ka sese yankul konton ke tentu ke jay iba do ko mun na Sédio banko kono. Ok, merci. Aïcha? Nous avons fait nous avons mulbe tuba CCA, le conseil, ani père éducateur, ngebe content. Le doko ni nyata bakel, ani ni mulbe tu ekilo ke le temps père cité molla moy bébé content na ani fama señ parti ke bébé tu content. Yalla hani sal mo job remercier. Comme ñil be bon nan ka fa ñami wala mul be kirlo ke janka mo la Sédio 24 juwe ngi remercier baake mule mol ma koy ñunku wala nga jibe ma ko kala ñam mule mol ma koy sa ngi remercier baake sun ma serigne baate ke ba mu ki de importance so to baake nga remercier baake ani mo le père éducateur mul be CCA ani mul fana be sidi ñane be to remercier ani coordinateur fana magnina la na remercier ani mo la mareno mun to mami fo fanati no fana remercier
waaw mbokk yi ñu doon seetaan yaakaar naa ni temps bu ñu tegle woon jeex na donc on vous donne rendez-vous prochainement sur la meilleure des plateformes digitales Sédio 24 nee naa leen Sédio 24 temps yi moom ñun ñoo yore buzz bi gars dañ koy garder de ànd ak moom donc c'était à l'appareil Chris Nico borom design à la présentation bien sûr donc c'était votre émission Nuit Blanche. Nous vous donnons rendez-vous bientôt. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de soirée. Merci beaucoup. Bye bye. Char Baye Fall ñoo ngi bëggee ñëpp bye SPK ñoo ngi lay bëggee Baye Fall képp ku ñëme tëgg yow yaa ko moom jëlal bis ba on the beat Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye doxoo te bëgg raw ku ne jëfoo te bëgg am lu ne sonoo te bëgg dem ku ne du mën a am nang ko xaam yàlla kat man na lu ne waaye du tax mu def lu ne ngir sàkk na dëkk fu ne utoo ko aw yoon ya ca jëm dëkk bu nit sobu mbiram te tàyyiwul dana fa jëm yàlla li leen di dogalam te kenn du dindi li leen dogal Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall ajana dafa tëjëm sawara wala tëjëm ajana dafa tëjëm sawara wala tëjëm ñaari barab yi boo ca jëm dalal di soobu am njëriñ lu dul ndigal amul njëriñ te kat xamal li ab sëriñ du bëgg nit ba fat njëriñ jokko ko te toppul ndigalam ki yor yëfam nga yor sa yëf ba noppi làkk na sa yëf di laaj sa yëf yaa gën a topp te xel du ko xalaat Baye Fall ngi dëgg mu waral ñu naan ko Baye Fall Baye Fall ngi